ko nag quoi dama gis gars yi di ko wax quoi di ci wax ne gain bi lu mu ci wax lu soxal Sénégal la ciy wax ak lu nga xam ne dafa dëggu te APR la bokk te muy nitu dëgg ma ne nag nañu ñu xool ko ñu seetaanandoo ko après def ci ay commentaires live lay nekk yàlla xam ne seetaanaguma ko donc réaction fraîche lay nekk quoi maanaam lu mu wax rek ci noonu laa ciy réagir j'espère que ni di ngeen ko bëgg Souleymane Jules Diop la tudd ko dama yaakaar ne sax beneen Souleymane Jules Diop la quoi mooy bu ñëpp xam alors que moom nee na Louga la dëgg yaakaar naa ci li ma dégg ci la gars yi wax quoi donc ñu bàyyi leen ngeen seetaan ko. mbokki diaspora bi Souleymane Jules Diop militant authentique de l'APR membre du première heure moo dellu si waat tey di defaat beneen vidéo pour éclairer la lanterne des Sénégalais et des Lougatois en particulier selon la situation politique qui sévit depuis ce matin ci télé yeeg rajo yi ma wax ni situation bi fi am ba tey complot la état nag bu demee ba ay complot dese ko fin de règne la dëgg la Macky Sall dafa nekk ci fin de règne ma bàyyi leen foofu lu mu wax foofu tàmbali bi kii APR la bokk nee na APR la bokk te membre fondateur la moom ci ñu sos APR la bokk dafa souligner lu am solo ci tàmbali bi nee na bu état demee bay complot dese ko ci fin de règne la nekk kon moom APR la bokk te xam na ne Macky Sall ci fin de règne la nekk lii ku amul fit ku gëmul yàlla ku bàyyi intérêt personnel am xool askan bi doo ko wax ñu bàyyi ngeen ko ne wax encore que ni bokkuma Pastef bokkuma réew mi bokkuma PDS bokkuma feneen APR la bokk di membre authentique di conseiller municipal ci mairie bu Louga di président de commission man damay ànd ak nit mais ci dëgg ak yoon duma ànd ak nit ba bu nee xonk na ma ni cur weex na ma ni tàll ñuul na ma ni kukk parce que ki ma àndal faluma mais man maa ko fal. li mu wax fii am na solo trop xam nga gars yi dañuy faral di wax ne parfois di gis benn vidéo kenn génn def ko ñu ne non ñi waa Pastef la dañuy déguisé wu ne APR lañ bokk mais moom Souleymane Jules Diop la tudd dafa wax que ni moom bokkul Pastef bokkul APR bokkul fépp ba pare indi précision de taille wax moom ban mairie la nekk mairie de conseil municipal du mairie de Louga la bokk li mu wax dafa leer naññi kon amul lu nit mën a dindi maanaam wax na fi mu bokk wax na li muy liggéey wax na ci lépp loo xam ne nit mënu ko boo demee c'est vérifiable donc li muy wax dafa dëgg parce que bu doon làqatu du wax loolu bu doon ne nekkul APR du indi précision de taille boobu noonu ba pare wax ne Macky Sall fal ko moom moo fal Macky Sall te noonu la demee ñu bàyyi la ngeen ko ne kon bu wax dëgg jotee dañuy wax Macky Sall faluma defaluma ñaari dërëm ay mbokkam la defal ak ay mbokki jabaram ak ay alpulaar te man damaa bokk ci ñi ko faloon gone yi ko toppoon Abdoulaye Wade naan ko gone yi la topp man dama caa bokk te defaluma ñaari dërëm jóguma APR nag gedduma bàyyiwuma ci laay des di wax li may wax di def li may def. ok waaw foofu dama fi indi tuuti quoi dama koy tooñ sam benn mbokk APR boo xam ne léegi dafa bokk Pastef Ablaye Badiane maa ngi jégalu yow tuuti mais sama xarit la sañ naa ko tudd donc dama koy war a fer doon ne ko mooy Ablaye mbaa li nga jógee APR dem Pastef da ngaa mer donc même chose la souligné fii nee na moom Macky Sall defalu ko dërëm tàmbale topp Macky Sall boobu Macky Sall ba Ablaye Wade doon ko wax ne ko sa xale yi ngay ànd ak yow moom ci la bokkoon bon pour juste tëddee njaaxaanaay juste question la quoi ndax dafa frustré moo tax mu def vidéo bi wala juste dafa nekk nitu dëgg moo tax mu def vidéo c'est quelque chose bu nga xam ne donc c'est réaction accrue la man ci li muy wax rek laay def analyse donc faruma fenn damay wax rek donc explique ci li mu wax lay basé wu expliquer donc bon
moom nee na jugewul APR ba léegi dafay des toog kon donc on espère que ne merul moo tax mu def vidéo bi nekkul mer moo tax mu def vidéo wala frustré moo tax mu def vidéo bi ak ñàkk de considération de la part de Macky Sall moo tax mu def vidéo bi donc c'est à vous de juger hein man bon c'est juste dama koy souligner pour que nit ñi bàyyi ci xel ñu bàyyi déglu ko ndax li muy wax am na solo. nguur nag boo demee président de la république boo demee ba booy déplacé wu ànd ak ay nervi ñuy def lu leen neex c'est parce que fin de règne nga nekk yow lu waroo xaar ñu la koy wax xam nga ko. loolu dëgg la ba ngay ñëw réew mi foo taxaw xola foo taxaw juróomi minute ba nga jotegulee réew mi day mel na àdduna buy tukki nga dem ba foo jëm nervi yaa la fay jiitu di dóoreeg di saaga ak di padde loolu dafa am lu muy tekki dafa am lu muy tekki. li mu wax fii nii waxoon naa ko benn jour dama koy wax chaque fois ma ne nguur bu la ko yàlla di jox maanaam yow doo xam loo defal yàlla fi nga taxaw ngay taxaw rek fu xolal yàllaay wëlbati xol yi jàmm ñi ñëpp bëgg la maanaam yow da ngay yaakaar ne yow yaa ci ne maanaam doo def dara loo def mu neex nit ñi loo neex yàlla bu lay fal loo def mu neex nit ñi muy ci nguur ak ci lépp àdduna yàlla bu lay jox loo boo saaga sax mu neex nit ñi xoolal li wala soxla Sonko xaw ma nag yàlla dina ko jox réew wala dara mais xool ne yàlla tourné xolu xale yi ñëpp bëgg ko gis nga Macky Sall fii Sonko tolloon na fi yëg boppam lool lu mu wax nit ñi def ko mais anamu tey fu mu li kiy wax moo am de fu mu jëm nit ñi waxoo ko maanaam mënutul def lu saf nit ñi ko bëggoon ñooy dem ba commencé koo jéppi loolu li mu wax dëgg la fin de règne la nga gëm ko moo am nga ñàkk ko gëm moo am soit da ngay jëm a forcer gaañu te yàlla moom lu mu nam nga forcer damm rek waaw ñu bàyyi la ngeen ko ne réew mi moomu loo ko donn loo ko ci say wëy jur ci lu wér nga wax dañ la ko joxoon te jël ko jot na dëgg la du alkaati la koy jox du policier la koy jox du ay nerveux la koy jox du waa assemblée la koy jox billaay wax nga ko encore une fois dinaa ñëw nag ci sama carrière politique tey pour mu leer man maa ngi commencé politique le 16 juin bu Moustapha Niasse defee déclaration ber parti parti Moustapha Niasse APR laa njëkk a yor carte man ak Mbéri Silla le 16 juin bi Ablaye Wade ne bu wàccee ci réew mi nañ ko jàpp yóbbu ko kaso bi muy wax affaire 6 milliards Sonacos yi bi muy wàcc aéroport moom Moustapha Niasse maa ngi taxaw motion de soutien bi ko waa Louga doon jox maa ko remettre biir këram ñu gunge ko ba biir këram man ak Madior Bouna Niang kon politique duma ci xale yàgg naa ci Macky Sall keroog ba muy ñëw Louga en 2008 il était accompagné de Mbéri Silla et de Aminata Mbengue Ndiaye buntu boulangerie Fallou Mbacké j'ai pris la parole ma ni ko sénégalais mënul gis ku ñuy néewal doole te yow foofu nga toll bis ni ki tey ñu ngi ànd ak yow waaye bis boo demee bay def na Idrissa Seck defoon di dellu ci Ablaye Wade wax ñu ko ñu teel a ba ànduñoo ak Ablaye Wade te duñu ànd ak kuy ànd ak Ablaye Wade man mu ni ma ni ko bis boo demee bay gisee jeeg Ablaye Wade la ngay kompalatoog di lobbying boo yoroon 100 personnes def ko 99 te xam ni man bokkuma ca Macky Sall ba mu jëlee réew mi dañ koo plaideel fu ne xeexal ko fu ne ndax discours ba mu doon def mais discours ba mu doon def tey ak doxalinam tey comme 1 ak 1000 comme yàlla ak yaal yi ñu koy fàttali rek ni du ci condition yi la jote woon réew mi bëgg ko faa yóbbu assemblée bi nag li ma leen di wax mooy dañuy fàtte ni Macky Sall falu leen Macky Sall ay députéem la fal ay députéem la fal ay députéem la yor député yooyu nag askan wee leen fal ba pare ñu féete wu jéeg Macky Sall député yooyu di xuloog Macky Sall ak di ko xeexal contre Sonko pourquoi gox ya ñu leen fale xeexuñu pour la gox yow am war koo am lu am solo député bi Mbéri Silla tey muy xeex ak Ousmane Sonko ci biir assemblée bañ naan toj nañ bëtam ak loolu dafa ruslu ñun waa Louga dañ cee am kersa billaay wallaay ba bàyyi fa ay dàllam li mu war a waxu ko na mu xeexale Macky Sall noonu bañ toj te bëtam bu ko xeexale woon waa Louga teli bii jëm kër Momar Sarr ñu goudronné ko waa Ndakaaroo ngay naan ndox mu jóge Louga te waa Louga ndox mi ñuy naan bu neex la ñuy jaxase ak bu naqari jox leen waxu ci teli bii Macky Sall bu jëmee kër Momar Sarr day dem ci militaire yi àbb leen teni sol jël avion bi dem parce que teli bii ku fi jaar ak sa oto boo wàññee ko amortisseur ngay njëkk a jënd bala ngaa dugg Dakar député defe naa foofu lañ koy xaar mais du taxaw biir assemblée naan ku tudd Macky Sall ma dal sa kaw Macky Sall encore une fois nañ xam ni falu leen askan wee leen fal
dañoo nekk fin de mandat nag ñoom député yi ba pare bëgg Macky Sall reconduiraat leen moo tax ñu koy profitool di ko xulool ak di ko xeexal du loolu la ñuy xaar ci ñoom 1900 kii li mu wax fi am na solo torop te yombut ci koo xam ne ci même parti ngeen bokk nga koy wax te dama koy yàgg a wax député yi ñun dañoo war a xoolaat beneen phase ak beneen façon falil leen parce que mun ñu comprendre depuis 1958 ba léegi même rythme bi la même schéma bi la maanaam yow parti au pouvoir bu xasee ba nekk ki nekk président bu xasee ba nekk président maanaam bu gañee assemblée nationale day mel ni maanaam ay marionnette lañ am xam nga te loolu noonu dafa sigilul Sénégal sigilul maanaam démocratie li ñuy wax démocratie Sénégal donc parce que ànd nga Macky Sall rek que lu ñëw assemblée da nga ko war a voté fàtte yow ne yow député nga maanaam yow baal da ngay représenter région ñëw lu ñu la wax xaw ma ndax baax na ci sa askan xamu moom lay wax fii amul benn député bu toog assemblée nationale boo xam ne tey jii nii parti au pouvoir nga boo xam ne yaa ngi gëstu sa askan amul te dafa ñaaw te député yi maanaam Macky Sall falu leen maanaam région yu ñu jógee ñoo leen fal dañ leen fal pour 5 ans ñoom dañuy fàtte loolu te li muy wax nii dafa am solo nit ki war ngaa am sa ngor ne ah ñi ma fal de ba ma delloo leen njukkal xool dellu sa gox ba xool la fa manqué nga ñëw assemblée indi ko fa pour que ñu bàyyi ci xel mais doo leen dégg ñu wax ci maanaam foog nañ ne buñ ci waxee dinañ ŋàññi Macky Sall pour que Macky Sall beneen yoon bu seen mandat jeexee bu ñuy reconduire liste député yi maanaam yow doo ci bokk loolu dafa ñaaw moo tax ma ne nañ war a xoolaat nan la ñuy falaatee député yi maanaam ku ci nekk sa gox maanaam président bi du ci am warut a defar lisam maanaam dangaa war a rey sa bopp pour nekk candidat pour nekk député mais pas que ni parti bi nga bokk mooy defar lisam que ni loolu saa yu am saa su ne rek maanaam corruption day am ci biir politique bi te mooy yàq Sénégal mooy yàq politique Sénégal doo sax bëgg a def politique doo bëgg a participer ci politique parce que dafa salté da ngay gis yoo xam ne yow bu doon fii réew mi ñu nekk di Amérique wala France xalaatoo ko du jàll ak bu doon président bi yow yaa nit ñi ci parti bi nga bokk mën nañ la sax voter contre yow parce que li nga bëgg baaxu ci askan bi bàyyi leen ci xel ñu bàyyi ko mu kon ne 58 ba Sénégal moomee boppam déggoo libéré ñu ak léegi assemblée bu nule nii dëgg la masu fee am te dootu fi am dëgg la député yi dañuy fàtte li leen fal di si booru Macky ak di ko sàmbay mbayaanal Macky Sall falu leen encore une fois ils ont le droit de Macky ni loi bi lii la ñu ni ko voté wuñ ko parce que askan wañu fal ànduñu ci wala may ñu dem consulter di suñu askan mais lu Macky Sall génne moom aveuglément ils vont le voter parce que c'est le président de la République c'est leur mentor loolu du rôle député am nga droit bañ bu bañ jotee mais bañal ci loo xam ni du sa intérêt askan bañal ci loo xam ni bu sottee du jariñ sa askan mais toog biir assemblée rek ñëw toog lu Macky Sall ne aywa ngeen dem voter ko majorité mécanique dafa ñaaw tey dafa mel na majorité boobu ñoo fa nekkoon dafa mel na opposition bi tey ñoo yoroon majorité ba à l'assemblée billahi wallahi parce que ils ont défendu leur cause dignement ay nekk fa naan mbaam yi waxuma ak ñoom mbaam yi non on n'attend pas ça d'eux xaaruñu woon loolu ci ñoom ay góor jigéen ñoo nekk assemblée des vauriens ñu tekkiwul dara ils sont dessus leur peuple dañoo tuutal seeni askan ñi leen fal askan wi la fal yow dëkk ba nga dëkk doo wax ba tudd leen bu dee lampa fa manqué doo ko wax assemblée ñu xam ko bu dee taliya baaxul doo ko wax assemblée ñu xam ko ñoom ñooy takkal seen bopp morceau yu rouge dem fay wal fajri mu ñëw ñu door a xam la xew ca dëkk ba ta nga ni da ngay xeex biir assemblée da ngay xeexal Macky Sall ak di ko xulool ak di ko dàggasanteel député yi delloo si leen seen xel Macky Sall falu leen bu leen fàtte loolu Sénégal nag ñoo ko moom Sénégal Macky Sall moomu ko gouvernement moomu ko assemblée bi moomu ko fi may tàmbalee encore une fois mooy le président de l'assemblée wax bu dofee nopp koy dégg war naa mën a nite Moustapha Niasse barki démb la woo partem ni leen ay la yowoon mënatumaa dem damaa jëm mag kaay leen jël parti bi mais duñ ci génnee suñ loxo dañ leen di accompagne lu tax defu ko assemblée sa parti xam nga ni mënatoo koo jiite te parti ba assemblée bee ko gën a ëpp solo fuuf ëpp ko ay charge nga attana bàyyi parti ba ni mënatoo ko
mais assemblée bi moom président assemblée bi façon yéene bàyyi ko moom. contradiction. yaag moom ba biir bàmmeel. est-ce que loolu c'est logique. mag nag bu xamul suur naa dañuy jàpp ci loxoom seppi balaa gaañ boppam baa mu rey boppam. Moustapha Niasse il n'a qu'à démissionner wala mu rendre le tablier ñu xool keneen ku diñ ku mën a yore assemblée bi. à son âge du lii la ñuy xaar ci moom. dëgg la billaay wallaay. à son âge du lii la ñuy xaar ci moom. bi ci des mooy on a la. li mu wax am na solo Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse presque occupé na poste yu bari comme Macky Sall rek mais Moustapha Niasse man xaw ma I don't know what's going on with this guy maanaam problème moom la mooy problème Moustapha Niasse maanaam yow nga dem ba am 76 ans yow nit ñi dañ laa jéppee bàyyi sa parti ne ci nguur gi ne yow président de l'Assemblée nationale président de l'Assemblée nationale moo gën a metti président de parti di yow nga nangoo bàyyi sa président de parti mais nangoo bàyyi parce que mënatoo nangoo bàyyi président de l'Assemblée nationale ba pare lu Macky Sall wax nga andi ci ak moom ba pare di andi ci ay ree dama lay gis fa di nga ne ci sa chaise boobu noonu di ree di këjëng yi Moustapha Niasse bu dee yow yaa dund ba fii te suuroo ba léegi man xawma keneen kuy suur yow man loolu moom man dama am ñoo xam ne su may wax seen wax sax dama maanaam baat énergie la maanaam énergie boo xam ne négatif la da lay merloo seetlu li ma leen wax turu Macky Sall turu Moustapha Niasse maanaam ñooñu dañoo dem ba seen tur foo ko tuddee maanaam sénégalais yi dañuy mer loolu baaxul loolu mooy li nga war a def defoo ko te dafa ñaaw nit ki boo amee ndono da ngay fexe sa ndono rafet munoo leen a muusa ko mucc ba dee yóbbu Sénégal loolu moom naa leen ko wax munoo leen a muusa ko mucc ba dund ba gàddu Sénégal da ngeen judd fekk ko fi da ngeen di dee bàyyi ko fi li ma leen doon wax rek ak lu ngeen di wër loo di ndax sénégalais ak lu mu mënti yàgg da ngeen dee loolu moom keneen ñëw mun na rafet dañ ko bàyyi meilleure police en Afrique après le Maroc. Afrique amul ku ñu fi gën la sécurité ñu ngi gërëm suñu force de l'ordre yi. macha allah ça c'est Afrique. bu leen Macky Sall buux ci kaw askan wi. askan wi xam nañ li ngeen di jariñ. xam nañu seen liggéey aussi. macha allah. après le Maroc on a la meilleure police au Sénégal gendarmerie police ñoo ko gën la ci Afrique ci àdduna bi sax laay wax après le Maroc. Maroc gi ñuy wax moo ñu raw sax Maroc terroriste yaa nga fa. fii terroriste bu fi dugg am na ñu doon recherche topp leen ba Europe ba ñu jógee Europe ñëw dugg en Afrique ki ci ni képp fii hôtelam lañ ko fekk jàpp ko. ñu ni terroriste amul Sénégal. terrorisme amul Sénégal. fan la ñu mas a gis attentat. palais présidentiel dafa mas a am attentat. Fatick dafa mas a am attentat. ñu bëgg ñu woteloo ay loi sur le terrorisme. terrorisme amu fi bu terroriste amee seen chef mooy Macky Sall. je le dis encore. ak gouvernement am ak assemblée. yii fitna. ñu naan ay blanchiment de capitaux ay financement de terroristes ñoom ñooñu la ñuy wax blanchiment de capitaux jàpp ñu fi benn député mu yor ay faux billets ñaata milliards di faux billets la ñu fekk ci moom est-ce que mu ngi ci kaso bi ba léegi dañ ko wutloo ji ay këyit ni il est gravement malade ñu gracier ko parce que ci pouvoir la bokk keneen ku ko fi defoon say mbokk dootu ñu la gis mbaa sa néew la ñuy jox say mbokk ni leen yóbbu leen suuli alors ñu ni kenn du ko wax ñaata nit lañ fi jàpp ñu yor ay faux billets ñaata nit lañ fi jàpp ñu yor xaalis bu bari kon ñoom blanchiment de capitaux ci Macky Sall ak ay nitam la fekk baax ñoom seen biir wax nañ ko Moustapha Cissé Lo taxawul fii nii xaalisu drogue buñ ko doon calculer fii immeuble yi ci Ndakaaru yëpp ay wàcc kan moo yor xaalisu drogue boobu diplomatie yooyu nga xam kenn du leen contrôler bu ñu wàccee aéroport kenn du leen contrôler seen bagage ñoo fiy dugal cocaïne bi ñoo fiy dugal drogue bi ba pare ñu ni kenn du ko wax ñu bëgg koo jiiñ ay jàmbur yu xamul drogue nu mu mel ma suñoo gis drogue ma suñu koo fóon ñoom ñi koy tux di ci def tat ñoom ñoo ko xam fu ñu koy jëlee xam fu ñu koy jënde xam nu ñu def ba dugal ko ci réew mi te douanier du leen jàpp policier du leen jàpp kon nañu may nit ñi jàmm askan wi dofuñu askan wi dofuñu dañoo ni pat rek dañoo ni pat waaw Macky Sall nag il remet ses pieds sur terre
moomu ñu taddu masa moom réew mi ñaari mandat la ñu séqoon ak moom jeex na ba mu ñëwee jabaram la fal ak ay mbokki jabaram justice bi Marème Faye ko yor jeex na renseignements généraux yi moom dafa wane tuuneem sur toute la ligne ñu ngi wax mu nommé ab sous-préfet boo xam ni gaañu na depuis février na xoolaat renseignements généraux wala mu xoolaat li muy def wala muy def enquête de moralité Macky Sall du def enquête de moralité ci ay nomination ku ko arrangé mu fal la ku ko arrangé wul du la fal pël bi génn fi tey ci assemblée bi naan boo ma toppee jaasi dina la sàppi kooku foofu lañ ko waroon fekk moo fi ni woon pour falaat Macky Sall bu ñu bañ ba jaasi yi génn kon moom jaasi la gëm defe na ni lu muy am jaasee ko koy may kooku war naa toog ci suñu assemblée bi di gàcceel suñu réew loolu mooy indi yàq Sénégal nag kooku war naa toog ci suñu assemblée bi di gàcceel suñu réew ah bi ci des ma wax un député il se permet taxaw di def déclaration te assemblée bi commencé gul ni day dal ci kaw Sonko pour lan pour faire plaisir à Macky Sall loolu mooy rôle du député pour faire plaisir à Macky Sall mais bu jaab yàggee gawar feeñ góor ni yow boo koy song war ngaa bàyyi xel ni am na loo bëgg waaye moom it am na lu mu bëgg nam fa demee nag neexuñu ñun waa Louga neexuñu dafa def déclaration ñëpp di ko dégg mu song góor ni moom la mu ca jële neexu ko neexuñu ñun waa Louga dañ ko làpp ba mu nooy Marrakech yaa ngi ci Facebook bi ñu defal ko TikTok ak fa ñu ko làpp bu xeexoon ci problème bu Louga jële ca loolu kon waa Louga ñëppay jóg tey bu subaat wàcc Ndakaaru xool nu ñu koy saafaraal mais problème mu Macky Sall la doon xeex naka ko Macky Sall saafaraal ñun dañoo sax ruus assemblée bu mel na géttu bëy daggasante beeg yaa ni maa ngi maani la beeg mbaam ngeen ak yéenay mbaam ak bu ñu waxati mbaam mel na bu ma la ko waxati ci ñu nga xam ne askan wi leen fal xaaruñu woon loolu ci ñoom saafara seeni tawat wala ngeen yeggaleel leen ko fa ñu mënut te yegg lañ doon xaar ci ñoom mais du taxaw di raggal Macky Sall dig ginnaawam ñun Macky Sall lijjanti wuñ ko ñoo ko faloon ñaar damay taxaw foofu ci assemblée bi chaque fois même chose la li may wax rek ñi fal saaga yi man dama ko mos a seetlu benn jour bi ma gën a nekk xale assemblée bi ñu wane ko gars yi di saagante di xeex ma ne ñii boobu laa bàyyi seen ay affaire assemblée nationale dama ko seetaan parce que amul ñu njariñ askan bi maanaam di saagante taxaw télé bi ñu wane ko en live ngay saaga yow teew yaa ñu représenté man gëw ma politique wu Sénégal man gëw ma leen politicien gëw ma ci kenn mais kii li mu yor dafa am solo. mandat lañ ko faloon jeex na Ismaïla Madior Fall le constitutionnaliste international hors pair taxaw ñu posé ko ci mu ni nul n'a le droit d'exercer plus de 2 mandats Mimi Touré waxaat ko ñu génne ko ci gouvernement bi. dëgg la. waa ji sant Diop yoroon Dakar dem dikk loolu la wax ñu génne ko ci gouvernement bi Mame Mbaye Niang loolu la wax ñu génne ko ci gouvernement bi bu ñëwee di ñu tegal ay loi terroriste dafa bëgg pour bu déclarer candidature am ku génn manifester ñu collé le terroriste dugal la ci biir tëj ba élection yi passé du ko taxa am 3e mandat gis nga 3e mandat Macky Sall soo ko ŋaañee duñ la may sax nga yegg 2024 ci palais bi lañ lay fekk lum la jaral rek ñun jaral nañu ko ñu dem ci nag parce que moomoon nit ñi nag moomoon. dama leen wax foofu ñu bëri dafa yàgg woon ne Macky Sall il va s'entêter dina jëmal 3e mandat te bañu ci ba taal Sénégal maanaam am na fooy toll ci nit ci nguur am na fooy toll yàlla da lay jay seetaan da lay jay maanaam da ngay yaakaar ne yow ak ñi la wóor dañ lay gëmloo ne la yow xool loo bëgg day am yow sa xel bu gàtt da ngay jàpp ne loo bëgg dafa war am parce que ay pouvoir mais gis nga ni yàlla wëlbati woon xolu jaam yi ñu bëgg la topp la ba yow loo leen wax la ñu def ko gis nga ni yàlla bis boo la waree wàcce ngay dëgër bopp gis nga day wëlbatiwaat xol bu jaam ñi ba yow xolal ñoom ñu rey seen bopp moo leen gënal yow nga doon li nga doon maanaam dañuy révolté wu te doo comprendre li ñam Macky Sall yàlla nañ ko jox un avant-goût ci li passé ba mooy manifestation ba ñuy wax dañuy tëj Sonko avant-goût la mais vraie réalité bi mi ngi ñëw te dina ko dund dina metti ci moom ba mu mel lii nii bàyyi leen ci xel mais mënu ko gëm nag parce que ñi ko wër la parce que loolu day am ci àdduna ñi la wër ñoo lay jay non bul dem kër bu nga xam ne def 3e mandat wala nga xam ne def lii defal lii créer pour xoolal
da ngay créer sa plan ba pare ba yàlla yaakaar ne pare yàlla ne la pare nga mën la ok man nii laa bëgg yàlla noonu lay doxee de da lay bàyyi ba nga pare ba nga yaakaar ne amul faay mën la ok pare nga mu daa mu ngay def droite mu def gauche yàlla rek ay karim moo tax nit ki ci loo ne jiital ci yàlla. nit ñi te dañ laa joxoon réew mi ci bu rafet bopp toju fi deret tuuru fi ànd ak yow jibile am ci yow yaakaar nga tas yaakaaru askan wi yor réew mi gunnaa ndaat problème réew mi baykat yi toll fii di xaar seen gerte ndox mi courant bi njàng mi nërmeelu nga mobiliser oto yi ak say ministre topp réew mi sàppari di lambari fu ne nga jaar fa te foo jaar fekk fa morso yu xonq boo amee ak jàngat boo delloo war ngaa jàngat loolu fuuta ga nga dëkk dañ la faa accueillir ak ay morso yu xonq ni fuuta tampi nga jaar feneen noonu au moment où tu es en train de sillonner le Sénégal pour crier haut et fort ak troisième candidature biir Dakar bugga nañu lay wan ay abri provisoire alors qu'il y a des milliards qui sont injectés dans l'enseignement say mbokk ñooy ay terroristes parce que un militant de Farba Ngom taxaw na fii ci télé bi militante Farba Ngom taxaw saaga nday ku dul alpulaar ñu jàpp ko 2 jours lañ ko ubbi ma nga mante la jolie fa seen royaume tukulóor ya nekk kii taxaw tey ci biir assemblée bi di wax naan boo ma toppee jaasi dina la sàppi on est dans quel pays ci ba réew la ñu nekk jaasi loxo ko yor jaasi loxo ko yor te jëmm joo gis fita nga te fit yaa tolloowul nag bu leen ñu sonal nag moomu leen réew mi donnu leen ko ci seen baay réew mi ñi ko xeexi woon ay lajjoor ak ay albureeg ñooñu ñi ñaanoon jàmm Serigne Touba ak Alaaji Maalik ñu ngi fi seeni sëta ngi fi fëgguñu dënn bàkkuwuñu ay vaurien taxaw tey di bàkku naan ay pour falaat Macky Sall day jar ñu jël jaas yi jëlal jaas yi ba xam Macky Sall ay jaasee ko faloon wala yow da ngaa yor loxo bu mën a jël jaas yi te yeneen loxo mënuñoo jël jaas yi Macky Sall il n'a qu'à remettre ses pieds sur terre mu wax ak ay nitam moomu ñu gënuñu ñoo dëkk ci dëkk bi te ragaluñu leen justice bi ñoo ko yor di ko tripatouiller nu mu leen neexee jël assemblée bi def ko caaya Baay Faal foo xëcc mu ni tareet jël ay loi di changer di soppi du la tax a faluwaat yow sax pal 2024 lay jeex doo bokk ci candidat yi te doo duggaat biir palais lu mu la jaral nag ñun sénégalais yi jaral nañu ko comme noot nga sëriñ si léegi ba kenn dootul wax ñun sëriñ si la ñu gën a déglu ko Macky Sall sëriñ si la ñu gën a déglu ko Macky Sall réew mi nag boo yaakaaree ni yaa ko moom wala ay ragal a fi yeewoo nañ dem li ci kanam raw li bët booy boo nga tabax yeneeni prison comme niñ la ko waxee te génnee yeneeni loi bu dee loolu la da nga tëj ba sonn bu dee ku manifester terroriste lañ lay tudde da nga tëj ba sonn na kaso yi fees yow da nga am loo wax ñi fi jor jaas yi di rey ak ñi cambriolé guddi gi yëpp biñ leen jàppee c'est des récidivistes ñu nga xam ne yaa leen gracier ñii ci 31 décembre ñii 4 avril ay prisonniers yoo fekk ci biir prison bi defoo enquête de moralité nga libéré noonu ñëpp pour def sa politique alors que ñooñu ñoo nekkaat ci biir dëkk bi tey di dugg ci biir kër yi rey nit ñi di agressé yow nga war a waxal yow nga war a taxaw yow Macky Sall wax ak askan wi ci loolu waxoo ko ñi nga libéré woon ci 4 avril bi fête de l'indépendance ñi nga libéré woon ci fin d'année bi ñoo fi nekkaat di dugg ci biir kër yi di agressé yor fetal di tirer ci kaw nit ñi noonu la ñuy libéré libération boobu c'est typiquement politique graciation boobu c'est typiquement politique et c'est nul yow ñi ngay gracier sax xamoo leen gracier da nga koy def koo xamante ni xëy na dañ naan erreur a ko dugal ci prison bu génnee dootu ko def mais koo xam ni da nga koo génne même pas 2 mois ñu jàppaat ko ñu ngi ci biir koo xam ni yamba lañ ko jàppee ñu nga génne ko même pas 2 mois ñu jàppaat ko ay 10 kilos 15 kilos ñan ñoo leen koy jox góor jigéen yi ci sawet ñoo leen koy jox càppataat yi sawet ñooy indi yamba bi fii ñooy indi cocaïne bi ñoo yor faux billets yi ñun ñi ko gisul yoruñu ko ñun les fonctionnaires dignes de ce nom le 5 la ñuy fayu le 15 jeexal nañ dañuy dem defiwaat découvert DMC bi enseignants yi amoon sax war faa tabax defar seeni dëkkuwaay pour bu ñu paree mën a am fu ñu dëkk un enseignant qui a enseigné 35 ans ou 40 ans bu retraité day loué DMC boobu nga xam c'était un naki nga fekk ko fi sax da nga ko supprimer enseignants yi da nga ko supprimer enseignants yi favoriser ko ñi ànd ak yow ku ci soxla nga jox ko mu tabax ku ci dugg pale nga ni ko jox ko 2 millions wax ko li nga bëgg ci moom
enseignants yi moom dañuy liggéey ba day continuer di louer ay kër au nom de quoi nga ni dafay defar réew mi nga ni soxlay askan wi ñoo la ñor soxlay askan wi ñoru la sa soxlaa la ñor sa 3e mandat ak lu ñor say nit yi nga àndal mais nag ñu ngi lay xaar le 23 février soriwul bu dee nguur gi da nga koo jële woon ci say wayjur da nga ko yor ba ilaa yow mi diini bu dee nag ñun ñoo la ko joxoon le 23 juin la ñuy xaar am na ñu dul dem assemblée duñu xeex am na ñoo am seen carte la ñuy xeexe muy ci seen poste ñu yor ñun ñi nga xam nag duñ la ko bàyyee foo ko ci àpp nañ ko ci ñun duñuy dof duñuy jaayil doxu si wuñ fii la ñu juddoo fii la ñu juddoo moomoo ñu juróo ñu jëndoo ñu sa ganaar neenuñu Macky Sall sa député xuusma ñàpp yooyu nga yor defe ni ñoo lay joxaat réew mi yaa ngoog député yaa ngoog loi bu la neex dugalal ñu ngi lay xaar 3e mandat moom boo ko fi tuddee duñ la sa xaar nga yegg 23 février assemblée bi nag moom li fi am 1958 ba ñu De Gaulle diggee indépendance libéré ñu ni vous voulez votre indépendance prenez-la ba léegi assemblée bu nii la nii bu ñaawee nii bu naqaree askan wi nii masu fee am ma profité ci nag di wax ni ñun Ablaye Wade dañoo bokk ci ñi ko xeex de fond en comble ca kaw ba ca suuf xeex pour jële fi Ablaye Wade yaakaaroon ni bu ñu dikkee un président qui est né après les indépendances dana mën a saafara soxlay askan wi waaye Ablaye Wade dañ koy baalu ak yamu defoon sax que réew tegoon ca réew ma nekkatu ca daa dellu ginnaaw na lastik gu ñu bàyyi réew mi dafa dellu ginnaaw na lastik gu ñu bàyyi te ki ko delloo ginnaaw du kenn ku dul Macky Sall Ablaye Wade kon danañ ko baalu ndax Ablaye Wade daan na déglu kilifa diine yi suñ ne ko bàyyil bu bàyyi Ablaye Wade daan na déglu askanam su askan wi fippoo nar a génn mu dellu ginnaaw le 23 juin au moment où les députés étaient au siège ci auguste assemblée bi Ablaye Wade dafa woote ni génn leen bàyyi leen loi bi Macky Sall moom ni loi bi dana ko jàllale te loi bi muy teg rien que pour sacrifier Sonko mais bu boobaa loi bi bu jàllee c'est pas la peine ñuy dem élection nu continuer rek parce que Khalifa Sall dañ ko bloqué Karim Wade dañ ko bloqué Idrissa Seck xuusma ñàpp la mu ngi ci ginnaawam à part Sonko qui est le candidat potentiel xëy na Barthélemy te Barth sax bu leen neexee ñu ne ko da ngaa am dossier justice fi mu nekk nii Sonko la ñuy xaar d'ici 2024 rek mu tàbbi ci seen dëgg sërxal gi ñu dugal ko si biir daal di koy coller le mot terroriste disqualifier ko Macky ñëwaat jàll te jël ñëpp opposant yëpp barke rasulullahi da nga gis yeneen candidat yu bokkut ak yi nga foog yow 2024 doo ñu jiite ñun pare nañoo ak yow fi mu toll nii déglootuñ la gëmuñu la yow defal lu la neex nga topp réew mi sàppar yi defe ni looloo lay joxaat 3e mandat ñun moomuloo ñu te doo ñu masa moom li ma jot a def doy na jàmbaar bi li mu jot a wax that's crazy damay jox ay chair de poule damay jox goosebumps sama ci anglais mooy dëgg boo koy dégg da nga xam ne kii li muy wax dëgg la du wax ko dëgg la te damay wax rek ne Macky Sall dafa toll foo xam ne ci jamono maanaam xamul ne jeexal na waaye dafa wax leen lu am solo mooy booy wàcc te gëmoo yàlla da ngay foog ne yow pexe yi yow la déedéet yàlla mooy dogal ci yow yàlla mooy jëf ci yow yàlla moo lay wan yoon gis nga boo jeexalee ngay forcer yàlla da lay bàyyi nga def sa plan mën na def voter say loi xam nga tëj say opposant yaakaar ne yow pare nga gis nga bu ñëwee prib laa la doo ko tal Macky dafa xamul li koy waaj bu ko xamul dina defar ba mu jekk te bañ a xelam sax mu ci jëm na lay 3e mandat wala ñu ànd ak moom ndax jeunesse bii nii dinañ ko jëlee far force mu neexum naqare ko mënu ci dara loolu moom maa leen ko wax mënu ci dara ndax Sénégal moomu ko baayam moomu ko yaayam moomu ko rakku baayam moomu ko rakku yaayam moomu ko avec tout le respect que je lui dois mais nag askanu Sénégal ñun sénégalais yi ñoo ko moom muy man ak sama papa ak samay rakk samay mag ak ku nekk ak foo mënti nekk ci Sénégal nga bokk Macky Sall moomuñu gënuñu juddu yàlla moo ko tànnoon jox ko Sénégal mu ñuy rey di ñu sonal ba pare 2 mandats la war a mu ne da bëgg force 3e mandat li yëpp waxoon naa ko waaye nag li ci kanam raw li bët yu daa mën rek ay na dem yàlla moom bu dee li yàlla nam nga ne lay amee dina leer
nit ñi ëppoo leen fit ñu ànd ak yow ëpp ñu ñu ànd ak yow ëpp ñu fit jeunesse bi te li ko jot a ñam li ñëw koy gën a pire waaw te man chaque fois su ma yeewoo damay gis ne Macky Sall même ñu àndaloon moom dañuy wëlbatiku contre moom dañuy dem ba dañuy xam dëgg-dëgg visage Macky Sall ba day génn seen kanam ñoo koy doon wax dëgg kon kii nii la meloon loolu la nguur moo koy def ci nit da ngay dem ba yow maanaam ñi àndandoo ak yow dañuy dem ba dañ lay suur Macky Sall fa lañ toll waaw dina am nag ñoo xam ne ñoo des ñi nga xam ne maanaam duñu ko mën a fësal waaye lépp dina feeñi lépp dina leeri lépp dina leeri ñu leen di sant di leen gërëm ci beneen chronique la woon donc kii waa APR la bokk muy Souleymane Jules Diop ku jara sargal la ku jara ñaanal la te yàlla aar ko ndax li mu def ni yombul nekk ci membre ci dara ànd ak nit mu doon neex nga dem ba gis ne kii kat di taxaw nga ànd ak moom gisatoo ko nga ne ko banaa la nga ne ko baawul sax nga wax ko dëgg ndax dëgg wax dëgg yàllaa ko moom maanaam faroo fenn maanaam nit ki da ngay wax dëgg ndax xam nga di nga am bàmmeel te di nga dee waaw mais boo waxee ñu ne Macky Sall dafa def ay taleeg ni meloon dëgg la mën ngaa defar gis Sénégal démb nga defaat Sénégal tey nga defar nga defar fa loolu am na mënoo ne Macky Sall lépp dafa bon waaye li bon moo ëpp waaw li bon moo ëpp te ku naa fekkul wax dëgg waaw li bon moo ëpp waaw dafa garaaw daal am na yoo xam ne lu bari loo xam ne sañoo ko sax wax parce que ku ci nekk ci sénégalais rek yow am nga loo xam ne Macky Sall def na la ko moom def na loo xam ne tey jii nii yow bëggatoo ko gis waaw soit nga bëgg ko wax wala nga bañ ko wax rek ñu leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay ci seen déglu ñu leen di remercier ci déglu bi te dinañ gën a ñëw di innover di indi leneen lu bees bu ñu gisee vidéo bu am solo rek dañ ko indi xam nga vidéo bi dafa gudd nag 30 minutes la mën naa ko dagg rek xam nga parce que xam naa gars yi parfois dañu am jotu kii bu fekkee ne ça les intéresse dinaa indi beneen moitié bi ñu def commentaire yi jërë ngeen jëf